ñi ngi leen di nuyu di doore xibaar yi ci xibaar bu tiis bi nga xamante ni dal na ci kaw Sénégal di génn àdduna El Hadj Malick Sy Souris nekkoon président fédération sénégalaise bu football xam ngeen ko ci atum 2002 moom moo ñu yóbbu woon ca Mali ànd ceeg ñi mu àndaloon génération ñoom El Hadj Diouf Pape Bouba Diop xam ngeen ko ñoom moom moo taxoon ñu am li nga xamante ni moom mooy final. dem nañu ba final bokk ci Coupe d'Afrique des Nations ba amoon ca Mali moom mi itam moo ñu yóbbu woon ca Coupe du Monde El Hadj Malick Sy Souris nekkoon na capitaine des Lions du football ci Sénégal ci année 1960 yi kan mooy El Hadj Malick Sy Souris dañu ciy ànd ak Mamadou Fall. Souris ak football ba Ila Abat gagné li nga xamante ni moo di Coupe de l'Amitié ci atum 1963. nekk président fédération sénégalaise bu football ci atum 2002 jamonoy EPP yu gayndey Sénégal yi baraka gi mu àndal tax équipe nationale bu Sénégal yegg final Coupe d'Afrique ci bu njëkk ak quart de finale bu Coupe du Monde ca Séoul ba muy tànn Bruno Metsu ñu bëri ànd ci woon Bruno Metsu moomu lay moo mujj doon entraîneur emblématique bu yëkkati football Sénégal ca Mali. Malick Sy Souris mujjantel gi ñu daal di koy jiiñ enregistrement illicite ci ab assemblée générale goo xamante ni. naataangoom bii di Youssoufa Ndiaye moo ko jiñoon Youssoufa Ndiaye moomee sax mu doon ministre des sports Malick Sy Souris daal di kon claqué porte bi génn ci fédération sénégalaise bu football dem nag wéyal liggéeyam ci collège africain bu sport ak étude di CAS. El Hadj Malick Sy Souris doonoon na footballeur bu mag ci année 1960 yi doon itam président bu club bii di Jeanne d'Arc bu Ndakaaru ci wàllu administration. doon na fi ministre de la République inspecteur principal des impôts de classe exceptionnelle ci atum 2013 ndem si yàlla Mbay Boy moo ko yëkkati woon ci rang wu citoyen d'honneur ca ville bu Saint-Louis. dañuy jéem a dem ci téléphone bi xool ndax Mamadou Koumé mi ngi ci ligne bi Mamadou Koumé nag xam ngeen ko journaliste la jiite woon ANPS di association nationale de la presse sportive maa ngi lay nuyu Mamadou Koumé. maa ngi lay nuyu Binta Diallo maa ngi lay fay. Mamadou Koumé tiis bi yëg nga ko mooy génnub àdduna El Hadj Malick Sy Souris ndax xamoon nga ko ak lan nga jàpp ci moom. waaw El Hadj Malick Sy Souris xamoon naa ko suñu mag ju baax la yal na ko yàlla yërëm te yeexe ni El Hadj Malick Sy Souris 6 décennies yi depuis 1960 ba tey football bi lu am ci football bi dugal na ci loxoom comme joueur d'abord équipe nationale joueur de la Jeanne d'Arc moom ci ñi jëkk football ci équipe nationale la bokk équipe nationale bu jëkk bi nga xamante ni moo joué premier match équipe nationale 5 novembre 1961 mi ngi woon ci équipe bi waaw bi mu jógee ci foofu ci équipe bu Jeux de l'Amitié 1963 mi ngi ci woon joué na équipe nationale de 1961 à 1965 bi mu jeexalee ay jàngam ay études am supérieures mu nekk dirigeant mu nekk président wu Jeanne d'Arc président wu fédération sénégalaise de football ñaari yoon ci ñaari mandat moom moo yóbbu équipe am moo yóbbu Sénégal Coupe du Monde en 2002 moo yóbbu Sénégal pour la première fois finale CAN en 2002 waaw kon nag président Souris yàlla na ko yàlla yërëm te yeexeñ waaw fii lu fi mës a am ci football bi depuis indépendance dugal na ci loxoom te lu rafet la ci def. te yàlla may na ko mu fekkee ba ñu am Coupe d'Afrique des Nations. waaw Coupe d'Afrique des Nations le 6 février lañ ko am waaw mu génn àdduna tey waaw loolu lu am kii la lu am signification. ñu ngi lay gërëm bu baax Mamadou Koumé journaliste nekkoon président ANPS di leen dikkaat ak yow ci témoignage boobu nga xam ni defal nga ko léegi El Hadj Malick Sy Souris ci xibaaru 20h yi lay doon bureau exécutif ak képp ko ca bokk ña nga xamante ne ay xaritam la ñu woon wala bokk sympathisant AEAF ak FSS ñoom nag ñu ngi naqarlu génnub àdduna Malick Sy Souris
ëllëg nag bu soobee yàlla yemook samedi ñaar fukki fan ak juróom-benn dinañ ko levée du corps bi dina am ci Zawiya El Hadj Malick Sy bu gannaaw nag bu 10 heures jotee wala boog ci suba si lay doon gannaaw sa dinañ ko rob moom bu ñaari waxtu mooy 2 heures jotee la levée du corps bi di am bu ko defee nag buñ ci jógee daal di koy rob ci cimetière musulman de Yoff ñu koy ñaanal suuf oyof lool ci kawam moom Malick Sy Souris di ko jaal itam Sénégal yépp ñu di wax leneen suspension droit de douane ak subvention état bu Sénégal ñaari dogal yi nga xamante ni moo tax mu mën a am ba ñu wàññi ceeb bi ak suukar si ak dëwlin bi impact bi nag dina am ndax nag dinañ génne 50 milliards ci budget Sénégal daal di koy jox ñi nga xam ne ñooy yëngu ci njaayum ceeb bi ñuy wax le riz paddy ministre du commerce des finances et du budget ñoom jàkkaarloo nañu ak taskatu xibaar yi tey ji ci suba mais mu dañ njaay dañ ciy àndal ak Jafara Ba. njëgu litre diwlin bi ñu koy duppee huile de palme ñu yóbbu ko ci $220 litre bi saagu ceeb bi juróom fukki kilo bi ñu ne wàññi nañ ci $240 kilo suukar si ñu ne dañ ko yóbbuwaat $120 bu ñu sukkandikoo ci ministre bi nga xam ni moom la ñu dénk finance ak budget mi ngi joxe fii ay leeral. le président de la République moo ko subventionné Sénégalais yi lu toll ni donc 50 milliards maanaam juróom fukki milliards ci budget bi pour ñu mun a continuer de soulager population sénégalaise yi. at bu nekk prix daf war a xaw a yokk tuuti mais président de la République dañu loolu c'est vrai économie la waaye en tout cas yéen fexe leen ba nga xam ne prix duñu yokku. gouvernement bi mi ngi xalaat tamit ci noonu ñi nga xam ni dañuy bay di dundee. dina tax non seulement baykat bi am prix boo xamante ne buy yokku koomam waaye tamit dina tax transformateur bi gis produit bi bu ko defee mu am production bu gën a am solo ci marché bi ndax tey jii consommer local ci wàllum ceeb moom ñu bëri ci ay sénégalais adopté nañ ko mais léeg-léeg dañuy am jafe-jafe yi pour gis produit bi. li leeragul kay mooy nan la ñuy def ci marché bi ba nga xam ni dinañ contrôler ba mu mat. aujourd'hui les prix qui sont fixés. jafe-jafe boobu ngeen di wax mënul am. ndax kat fi mu toll nii njëg yi fixé nañ ko ba noppi te nag ñu ngi koy xoolee ci lu aaju ci détail bi boo demee ci importateurs yi ñoom dañuy kujjee seen biir jëflante googu ñuy def seen biir ci anam yoo xam ni rafetlu wuñ ko lu bari looloo tax nag jafe-jafe di ci am wante tey nag ma dalal xel yi ne bu ñu demee ci détail bi jafe-jafe mën na cee ñàkk ay garantie yu bari fi mu toll nii ñu teg ko ci taabal bi. li ci des nag mooy ndax grossistes yi ak détaillants yooyu ñu tudd dinañu jëfee tegtal yi. ñenn ci borom kër yi ñu ngi rafetlu bu baax dogal bi nguur gi jël wàññi njëgu riz ceeb ordinaire bi naka noonu suukar bu mokk bi ak diwlin bi tey ji bu ñu demee ca marché ba loolu la ñu fa nemmeeku waaye commerçant yi dañu ne nag stock bi nga xam ne moom la ñu yor léegi faaw mu jeex laataa ñuy jublu ci wàññite boobu nguur gi wax wax nañu tamit ne bëgg nañu lool nag président de la république xoolaat luyaas bi ci réew mi ndax seer na Habib Faye ak Amadou Ba lañ ciy àndal ci reportage. dogal goo xam ne njiitum réew mi jël na ko waaye tamit am na ci ñu bëri ñoo xam ne des nañ cee am mbégte gannaaw ba nga xam ne dafa ne day wàññi njëgu ceeb bi suukar si ak diwlin bi la xaw a jaaxal askan wi rek bokk na ci njëg yooyu ñu wàññi ca marché bi ndegem sax des nañ koy jëfee tey ji ñu ngi siy sant yàlla bu baax a baax ndax neex na wax dëgg yàlla nit ñi sonnoon nañ torop nit ñi daw nañoo daw bay bëgg a dee kenn xamatul fooy jaar mu jigi waaye yàlla nag def na ci ay xéewal yu baax a baax. mais moom mel na ne wàññiwuñu dara rek ndax suukar nga wàññi ci juróomi dërëm ceeb lu mu si wàññi dund bi dafa cher na ko wàññi na wàññi dund bi cher na trop. bileeg ndogal daa gën a tax nag ña nga xam ne ñoo dégg waajur yi ñu am ko xel gu dal ñoom la ñuy gën di sàkku ci nguur gi moo di mu gën a wéyal politique gi nga xamante ne moo ngi koy def ngir wàññi dund gi. na am suivi mu dimbali nit ñi sonn nañ tontonxe nañ ba sonn kenn amul dëkkuwaay. waaye su wàññeeku rek dina arrangé du man kese lay population bi lay arrangé moom
nga dund bi seer lool sama mbokk la ni mais wax dëgg yàlla dund bi seer lool. la leen ci ëppal solo bokk na ci ñu gën a mën a saytu ndax ñi ngi koy jëfee ñoom ñay jaay. saay tamit xam nga tamit ñu bëri ay borom kër lañ moo tax ñoom li ñu koy jëndee dèjà day seer ba pare fi ñu koy jëlee ba koy andiwaat fii ak facture yeeg yooyu moo tax ñuy seeral. loolu nag mooy problème yi déggoo may naa fi mu nekk maa ngi dem magasin Tilène bi mooy fi ñuy jënde diw laajte ba xam ndax wàññi bi àgg na fa am det Tilène fii. ay at a ngi nii askan wi ci seen boppam it saa su nekk ñuy dajeek ay yokkuteg dund goo xamante nit jéggi na dayoo bileeg wàññi teg doon na loo xam ne ñoom rafetlu nañu ko bu baax te da leen di noppal ñenn ñi gis ne sax ngir ñu amoon la ñu yóbbu ci seeni kër doon na jafe lool ba mën a dundal njaboot gi. FGTS ñoom nag tey jii ñi ngi doon jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi di fédération générale des travailleurs du Sénégal di wax nag wàllu njàngale mi di woo ñi nga xamante ne ñooy jàngalekat yi ñu daal waxtaan bu baax ak nguur gi ndax nag ñu génn ci situation bi metti bi nga xamante ni boobu ba léegi ñu ngi ci mooy situation grève bi di wax nag état bi tam mu wut ay solution yu durable maanaam yu yàgg bu ko defee daal école bi mun a génn ci pëccëxoo bi mu nekk waa FGTS itam ñu ngi woo nguur gi ñu waxtaan ak waa SUTSAS mooy syndicat yi nga xamante ne ñoom ñoo ëmb waa kër docteur wala boog syndicat de la santé ñoom itam ndax am nañu seen doléance yoo xamante ni bu ñu ko saafarawul bu ñu moytuwul ñu ni ñoom itam dinañ dem ci grève ki yoroon seen kàddu bis bi di Alassane Sène dañu koy déglu ci micro Habib Faye. bari na su ngeen gisee chaque fois ñuy demander ci secteur boobu ñuy xàccandoo di dóorandoo ndax ñëpp gis nañu ne accord yi nga xam ne gouvernement bi daf ko signé ak syndicat enseignants yi lu ci bari jëfewuñu ko bu amee lu ci jëfe lu ci bari jëfewuñu ko te ginnaaw ñoom dañoo nekk ci seeni droit di xeex gouvernement bi war na jël ay mesures def ay efforts yoo xam ne dana ko def ba la nga xam ne mooy tawatu jàngalekat yi mu mën ko saafara ndax xale yi ci seen wàllu bopp mën a dellu jàngi mu nekk bénéfice pour nguur gi pour parents d'élèves yi ak élèves yi. situation yoo xam ne yu sérieux yoo xam ne dañuy jël décision yoo xam ne dañ koy appliquer daf ko it encore ci mbiru wérgu yaram ndax xam ngeen ne secteur santé benn réew mënul la développé wu ci wàllu éducation ak éducation bi baaxul santé bi baaxul. éducation bi baaxul santé bi baaxul loolu tam moo am ca Mbuur moo tax képp kuy mouvement citoyen yëkkati nga sa kàddu di woo nguur gi nag ñu saafara ko nu mu gën a gaawee ndax ñu ni képp ku feebar xamoo fa nga jëm naka noonu élèves yi nga xamante ne itam xamuñu ci ban école la ñu jëm ndax grève yi tey jii génn nañu wala wax nañu ak journalistes yi dañ ciy ànd ak Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. ñetti weer a ngi nii ñetti syndicat yu yëngu ci wàllum wér-gu-yaram nekkee ci hôpital Thierno Mansour Baro bu Mbour semaine bu ne dinañu banque seen loxo benn wala boog ba ñaari fan mu doon mbir mi nga xam ni ñi fay faju ji ay jafe-jafe yu tar la ñuy jànkonteel ndax yenn saay dañuy ñëw duñu gis ku leen faj. ku bëgg a faju doo dem faju soo da ngay déplacé wu de Joal à Mbour wala nga jóge ci àll bi déplacé wu ak sa malade ba Mbour ñu ne la médecin yi dañoo grève. qui sont les victimes c'est-à-dire que les populations sont les victimes ñi di bëgg a faju non seulement amuñu xaalis pour faju mais aussi problème polymètre ak médecins yi da leen di poser problème mais si problème de grève des médecins à chaque fois chaque 2 jours ñu grève donc loolu nag soo demee ba am si dëkk war nañ ko revoir war nañ ko xoolaat. wàllum njàng mi tamit dafa sooxe ci Mbuur élèves yi mën nañu wax ni ab semaine ngir ñu am sax ñaari waxtu yu ñuy jàng lu metti la mu doon mbir mi nga xam ne lu doy waar la ndax saa su ne ñu ngi ci mbedd yi di génnee seeni moroom. suñu doom yi sonn nañ même ñu nekk ci privé sax dañuy dem di leen génn ji te ñuy fay seen xaalis ci école yi ñu dem di leen génn ji te ñu ci bëri ñi nga xam ne ñu ngi ci état bi seen kenn doomam jàngewu fi donc dañuy lancer appel enseignants yi ak état du Sénégal ñu trouver une solution pour régler le problème mu éducation bi poste ay HTC au conseil ak CSE bu Idrissa Seck bi ñu dissoudre ko ñu wàññi budget état bi ministre d'état yeeg yi ñuy jël di leen nommer di leen fay ay 2,5 millions par mois ñu jël xaalis boobu ñu investir ko ci éducation bi investir ko ci école yi ñu am école yu baax. mouvement yu nekkee ci Mbour di ñaan nguur gi mu daal di dugal loxoom ci coow yi nga xam ne dafa lëmbee njàng mi ak wàllum wér-gu-yaram ci département bu Mbour. ñu àddu léegi ci wàllu politique xam ngeen ko ñu ngi waajal élection législative maanaam tànneef député yi 31 juillet 2022 lay doon tey jii nag ministre de l'intérieur daal dinay convoqué
convoqué les acteurs politiques ngir waxtaan ak ñoom ci wàllu caution bi ndax nag élection législative itam faaw nga joxe caution boo ca bëggee bokk majorité bi nag dañu wax ni nañu ko téye ci 15 millions waaye opposition bi nee na 5 millions lu ca mën a am mooy ne le dernier mot maanaam kàddu gu mujj gi ministre de l'intérieur moom moo koy jël déglu na leen waaye itam ci waxtaan ba ñu ni wàllu parrainage ngir ñu jëlee ko fi génnaat na ca dañ ci ànd ak Pape Farañing ak Pape Sangone Mbaye. ñi fa teewal parti ak coalition parti ñoom daal déggoowuñu ci ñaata la ñu war a fixer lii di caution bi nga xam ne moo jëm ci législative yi su majorité bi jàppee fukki millions juróom la ñu war a joxe ku jege ne juróomi millions moo gën ndax dépense yi dafa bëri. 2017 dañoo organiser élection def parrainage mais malheureusement du moins se fixer caution mais malheureusement alors donc il y a ñu dem ba am ñeent fukki liste ak juróom-ñaar. te loola dafa indi woon jafe-jafe trop ci élection yi ba booba ba teg parrainage 15 millions nañ ko maintenir ñu proposer 15 millions. soo leen gisee ñu ne mbir mi lañ ko yóbbu ba maanaam nañ ko wàññi ba juróomi millions li ko indi mooy dañu jàpp ne puisque parrainage bi moo ngi ci biir code électoral bi ba léegi te muy parrainage bi ak caution bi ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk jëmukaay parce que boo ci jël li muy joué mooy rôle filtre. parrainage bi tamit ñëwoon na ci débat yi naam sax bokk ci ñu ci bëri la ñu bëgg mooy ñu supprimer ko. parce que ko xam parrainage gis li parrainage bi jur ci élection présidentielle bi passé da ngay gis ne mbir la boo xam ne dafa laaj organisation bu am doole waaye dafa laaj aussi ay moyens ci wàllu finance. amuñ ci benn problème alors suñ ci eggoon ne dañuy def parrainage dañuy discuter parrainage non dinañ discuter parrainage wax ci liñ xam. ndaje boo xam ne ku ci ne joxe sa xalaat ñu daal di jël lépp daal di tënk ministre de l'intérieur nee na nag dina fexe ba lépp jaar ci yoon bu ko defee ñoo am élection yu mucc ayib. ku ci nekk wax nga li nga xalaat ni moom la ñu war a fixer caution bi comme montant te génne nga ay argument yoo xamante ni argument yu leer la tegu na tamit ci li nga xalaat li nga yaakaar ni buñ ko defee dina jëmale ni ñuy doxalee élection ca kanam. ñi nga xam ni tamit moom nga représenté fii wax nga lu tax ñu yaakaar ni buñ ko defee noonu mooy li nga xamante ni mooy gën ci réew mi loolu yépp nag richesse la. di xaare nag beneen daje ngir ñu fixer nag montant caution bi jëm ci wàllu législative yi ngir nag éviter nombre yu bëree bëri ñu daal di koy gis ci liste yi comme élection yi fi jàlloon ñi nga xam ne nag ñoom ñoo bokkoon ci bile ndaje ñoom jamono ji seeni kàddu dafa juyoo ci ñaata la ñu war a def ci montant bi. dañuy wax ne 10 blâmes 6 avertissements ak 2 ans ak relax moom mooy résultat bi nga xamante ni moom moo génn ci tribunal des pairs bu CORED dañ ciy ànd ak ci li nga xamante ni am na 13 médias ñoom daal la ñu jël dogal bi teg ko ci seen kaw leeral yeeg Dissa Préra. ay blâme ak i avertissement yu ñu jox ay journalistes ak ay techniciens ay daan yu bàyyeekoo ci tribunal des pairs di kuréelu CORED gi nga xam ne mooy saytu liggéeyu journalistes yi. ci weeru août 2021 diggante boobu ak léegi tribunal des pairs bi jot nañ teg ci taabalam fukki affaire ak benn yoo xamante ne saytu na ko bi mu ko saytoo ba pare mu génne ci lu mel ni 10 blâme 6 avertissement ak ñaari affaire yoo xamante ne bi mu ko saytoo ba pare ñiñ porté woon plainte toppeewu leen tribunal bi toppeewu leen dara. 24 heures le mandat li quotidien critique Vox Populi ci presse écrite bi ci télévision yi moom 2STV Walf TV Sen TV ak Leral TV la ñu sanctionné. taskatu xibaar yi ak techniciens yi ñuy daan parce que ñoom ñaar ñooñu la ñuy saytu taskatu xibaar ak technicien bu ñu mën a daan. te daan bi 10 daan bu 10 mooy blâme bu ñu la blâmee xamal ne quand même daan bi ñu teg sa loos daan bu doy waar la. bu ñu la blâmee blâme boobu mën na tax ba ci jamono bi nga xam ne ñu ngi joxe carte nationale de presse muy suñ carte d'identité ñun CORED dañ ci am wàll bu am solo mooy que ne document bi ñuy njëkk a laaj pour nga mën a wuti carte nationale de presse mooy cutis. te cutis boobu laataa ñu la koy jox dañuy saytu bu baax ndax kii taskatu xibaar bi wala technicien bi est-ce que tribunal mos na koo teg daal
bu dee avertissement mën nañ bàyyi mu jàll. leneen loo xam ne lëmbee na àdduna bi mooy guerre bi nga xam ni démb ba léegi am na wala barki démb Russie dal ci kaw Ukraine xam ngeen ne nag ñu ni occidentaux yi ñoom ñëpp jël nañu ay sanctions économiques yoo xam ne teg ko ci kaw Russie guerre nag ak loolu lu ngeen ci mën a wax dégg rek mooy ne baaxul ki ko wax moom mooy Abdourahim Kébé moom nag nekkoon na officier ci armée bu Sénégal léegi ma nga ca États-Unis nee na conséquences yi du nar a jur lu baax ci àdduna bi yépp dañ ciy ànd ak Chérif Dia. songu gi Russie songu Ukraine bëgg cee teg loxo tiital àdduna wërngal këpp tiitaange googu nag li ko waral mooy day fàttali musiba bi amoon ci 21e siècle maanaam ñaari guerre mondiale yi te jóge woon ci wàllu googu ci àdduna bi. Rappelons que c'est dans la même ère géographique. Yougoslavie plus précisément Sarajevo capitale ba ak ci Pologne ñaari réew yooyu le ñaari guerre mondiale yi fi jot a am déparé soo xoolee tey jii géopolitique bi benn la sentiment nationaliste bi Poutine nekkee ak bëgg-bëggam ngir yokk suufu Russie bokk na ci li déclenché crise bi. qui ont été les facteurs déclencheurs. réew yu bëri ñi ngi ñaawlu taxawaayu Russie ci biir guerre terewul armée russe ña ngay wéy wutali capitale ba. colonel à la retraite bii di Abdourahim Kébé jàpp ni bu ci OTAN dugale loxoom fitna gi mën naa tar. Même si l'OTAN pour l'heure n'envisage pas OTAN donte pareegul yóbbu ay soldats ca Ukraine waaye li leer mooy mi ngi renforcer dispositif am fële ca Pologne waaye nag bépp action bu ñu déclenché foofu ca Pologne mën na jur ay cong yu jógee ci Russie ca réew moomu ak ñi koy jàppale te su boobaa guerre mondiale mooy am. Mais toute action à partir de la Pologne pourrait entraîner une réaction de la Russie. réew yu bari ñi ngi dummóoyu waa Russie terewul Vladimir Poutine ak ñooñam mën nañoo sukkandiku ci ndimbalal seen allié bu mag di Chine. Pour la Chine, l'Ukraine est un laboratoire. Chine moom jamono ji day seetaan xool occidentaux yi nu ñuy jëflante ak crise bi foofu ca Ukraine ndaxte ñoom tamit lu ñu mel la ñu am yéene def Taïwan loolu tax ba OTAN ak waa Occident suñu seetaanee Ukraine boobaa ñoom dañuy gis yoon bi dem attaquer ji Taïwan. D'envahir aussi à son tour Taïwan. guerre Ukraine bi mujjantali ump ñëpp kenn xamul fan lay mujj li ci mën a am mooy conséquences yi ci wàllu économie ak jëflante réew ak réew mën naa gën a metti. ci xibaar yu jot sànq rek ñi ngi wax ne président bu Russie di Vladimir Poutine moom nag lu mu bëgg sax léegi mu ni na armée bu Ukraine génn coup d'état président bi nga xam ne moo fa nekk jamono gi lu ci mën a am moom mooy ministre France bi nga xam ne moo yor wàllu défense moom itam wax na nee na moom itam ñoom waa France itam dinañ jël seen responsabilité dinañ ko suivre kon ci yeneen i jotaayu xibaar sénégalais yi nekk ci Ukraine bu yeboo seen xel dal ndax nguuru Sénégal bàyyiwu leen benn yoon am na benn cellule de crise boo xam ne installé nañ ko bu ko defee rek ñu mën a saytu seen nekkin foofa mun leen jàppale cellule de crise ba ña nga ko installé ci ambassade ba nga xamante ni ma nga ca Pologne ambassade du Sénégal nga xam ne foofu la Ukraine sénégalais yi nekk ci Ukraine ci ambassade boobu lañ leen boole dañuy déglu ki nga xamante ni moom mooy Moïse Sarr secrétaire d'État en charge des Sénégalais de l'extérieur ci micro Aminata Goudiaby. suñu ambassade bu ñu toogal fee ci réewu Pologne te ambassade boobu kat moom moo couvrir Ukraine avant même bombardement yi da am moom dafa amoon fichier boo xam ne ci force Covid diaspora bi président yëkkati woon 12,5 milliards jagle ko waa diaspora waaye Ukraine aussi ci bokkoon base donnée boobu effectivement ndaw yi fa nekk amoon nañ un fichier de base boobu dañ ko mettre à jour avec l'appui et le soutien des représentants de la communauté sénégalaise en Ukraine ambassadeur aussi mettre en place lu ñu naan cellule de crise pour au moins Sénégal fu mu mënta nekk rek mën a am information mais mu également bu amee jafe-jafe mu mën a remonter information boobu ci cellule de crise boo xam ne ma nga ca ambassade bu Sénégal bu Pologne léegi nag recommandation yi ñu njëkk a def mooy yaa ngi ci dëkku jàmbur lii am fa donc décision ba gouvernement ba jël yéen sénégalais yi ngeen mën ko respecter te bokk na ngeen mën a limiter déplacement yi boo gisee information boo xam ne yaakaar nga ne bii kat bu ma ko joxee dina mën a tax bu ma nekk ci danger ñee teel ku xam waaye ñu am information boobu bu ko defee waa ambassade danañ mën a informer autorités yi nekk Ukraine pour ñu mën a porter secours assistance ak Sénégal. ñi ngay waajal Dakar bu Médina Gounass nag nekk ci département bu
Vélingara war a am nag bu lu ko dooree juróomi fan ci weeru mars ba fukki fan ak ñeent ci weer wi ministre de l'intérieur daal dinay dalal le comité d'organisation am na nag dogal yu bari yoo xamante ne jël nañ ko dañu koy déglu moom Félix Antoine Diome ci micro Amadou Ba. Kolda ci CRD bi engagement yi ñu ci jot a jël gis nañ ni am na yoo xamante ni matal nañ ko yi nga xamante ni jotuñu ko matal ndax liggéey bi mi ngi wëy service yi leeral nañu ni ñi ngi ci terrain bi fileeg boobu tamit duñu bàyyi comité d'organisation bi dañuy wëy di nekk en contact ak gouverneur bi waaye tamit dañuy wëy di nekk en contact ak man mi su ko jaree su fekkente ni am na benn rëq-rëq bu ci am ci li des ci engagement yi file ak ñuy yegg ci le 5 di bis bi nga xamante ni ci la daaka bi di tàmbali nañu ci jokkoo su amee joyanti yoo xamante ni aajo na ñu indi ko ci ñu def ko ci. lii kon moo gënoon a fës ci xibaar yi ci kanam tuuti le 20h Léa Souké